boo leen bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abonné bu leen fàtte bés fu ñu def cloche bi foo leen mën a ne ci àdduna bi ngir ngeen mën a am mbooleem vidéo yi fi bàyyikoo. waaw damay sant yàlla bu baax di gërëm sëriñ bi xalif général des Mourides bi nga xam ne ndimbalam moo ñu dajale fii xam ngeen ne Touba daa jot ay taw yu am solo yoo xam ne bi mu ñëwee bëri na bëriwaay boo xam ne ba pare jege ñoo loolu ba mu amee moo am lim bu bëri ci nit ñi ñoo xam ne dañoo nekkoon ci mbënd mi xalif bi nag si mbaaxam si bëgg nit ñëpp am yërmandeem si yërmandeem mu yékkee alal lu mat 101,120,000 ak 150 tonnes de riz ne leen dem leen ca gouverneur ngeen tekk ci loxoom mu séddale ko man tam ba ma ko jotee ci doxalinu administration dama taxawal commission bu nga xam ne ñooy saytu liggéey boobu commission bi sous préfet mu ngi ci bu Mbacké sous préfet action sociale ak monsieur développement communautaire mën naa ko wax bokk na ci Hizbut Tarqiyyah bokk na ci mooy gërëm sëñ Youssou Diop bi nga xam ne teew na fi bi ñu ñëwee commission boobu ñoo ngi liggéey dugg ci quartier yi maire jàppale leen bu am solo dina ko waxal boppam jox leen somme bu am solo ñu dugg di def recensement parce que bala ngay joxe lu mel noonu da ngay xool ñan ñoo ko yellool nga dem ca quartier ba def recensement wóolu lañ sax délégué quartier waaye dañoo ànd ak ñoom ak chef de village yi kër gu ne ñu dugg fa xool ña loru tax ngeen jàpp ne lii fi sëriñ bi joxe mooy ñi inondé la lay intéressé ñi nga xam ne mbënn mi da leen a lor loolu nag bañ ko defee ba def recensement bi am nañ 1028 maanaam junni ak ñaar fukk ak juróom-ñetti nit yoo xam ne ñoom ñoo loru ci mbënn bi loolu 2528 maanaam ñaari junni ak juróomi téeméer ak juróom-ñetti nit ñoom ñoo loru ci mbënn bi n'est-ce pas certainement vous rectifiez en français c'est 2528 personnes impactées loolu biñ ko jotee si la ñu nag liggéey ak commission bi ne nañu leen jox seen ndimbal waaye dañ ko organiser en commission pour mu gaaw commission bi mooy ñi nga teg nañ leen fii déjà commission de paie def ko ñeenti table yoo xam ne ku ci nekk jox nañ la xaalis jox la ticket yoo xam ne ko luñ jox xaalis ba pare daal di la jox nga dem jël sa ceeb loolu nag buñ ko mënee Hizbut Tarqiyyah mi sëñ Youssou mi nga xam ne yebaloon nañ ko ba mu nekk ak ñun li ci sëñ bi joxe yëpp mu tekk sama loxo jàpp na ci léegi mu ngi ci commission bi dañ soxla ñu yendu fi ñu añ fi loolu lépp moo koy joxe transport yu ceeb bi moom moo ko assuré ci wàllu boppam ba ci magasin ceeb ba moo fexe ba ut magasin pour ñu denc fa ceeb ba ndax moyens yu mel noonu boo ko bëggee joxe dafay laajaat yeneen moyens yoo xam ne dañ koy yore pour joxe ko muy manutention muy transport muy restauration de la commission yooyu yëpp loo xam ne buñ ko naroon jël ci xaalis bi day wàññi xaalis moo tax jëluñu ko ci Serigne Youssou ak Hizbut Tarqiyyah ñoo ñu dimbali ci loolu. maire tam recensement bi ñu koy def loolu laajoon na ay moyens waaye pour bañ xaalis bu wàññeeku maire ci wàllu boppam dem yekki 1 million jox ko membre commission de recensement bi moo tax xaalis bi laaluñ ci amul benn frais lépp dañ koy jëloo askan wi ba mu fas yéene kaa jox askan wi takk li xaalis bi sëriñ bi joxe lépp bëgg nañ lépp ba des dara ña taxoon ñu mu joxe ko ñoom ñëpp di leen ko joxe ba nga xam ne benn frais du ci am li ci waroon a am yëpp comme frais maire mii ak sëñ Youssou mii Hizbut Tarqiyyah ñoom voilà loolu aussi ma seedeel leen ko ndaxte buñ ko naroon jël xëj na ku nekk li ñu la bëggoon a jox du mat ndaxte bëgg nañoo jox ku nekk 40 000 francs ak benn saaku ceeb loolu mooy exactement li nga xam ne ni ñu doxalee noonu xëy na mënoon nañoo doxalee neneen wàññi ci kër yi mais non seulement dina yeex waaye di nga gis ñoo xam ne dañuy am lu xaw a takku gis ñoo xam ne xëy na dañuy am lu néew te fa dëgg yàlla lu mel nii buñ koy yëkkee maanaam dañuy joxe loo xam ne ku ne dina ci gis boppam voilà du dañuy réparer ku nekk la nga yàqule demeñu ci logique boobu parce que di nga xam ne ñoo xam ne yàqu nañ seen lal yàq seen armoire yàq seen télé donc du nekk remboursement dafa nekk ndimbal ba nga xam ne
indi nañu ko jox ko population yi loolu moo tax commission bi ñu waxtaanee proposé ma loolu ne ma daal nañu yëkki 40 000 francs maanaam juróom-ñetti junni jox ko ku ne yëkki benn saako jëb jox ko man tam ma nangul leen ko xam ne dëgg yàlla yenn na maanaa nit ñi buñ ko jotee ku nekk dina si gis boppam ndaxte li nit yàqule lépp sax xëy na am na yoo xam duñ ko mën a wax parce que nawet ku dem ci quartier yi xam ne ndox bari woon dafa waaye gouvernement bi mu ngi ciy liggéey xam nga génn na 1 milliard déjà pour conduite boo xam ne mooy yóbbu ndox mi Kër Ñang Daaru Rahman déjà conduite boobu ak ni ñu ŋàccee Kër Ñang ba nga xam ne ndox mi ban ba yëpp dañ na gis ngeen liggéey boobu li mu jur daw na barka démb 34,5 millimètres waaye gis ngeen Kër Ñang débordé wul maanaam ndox mi yëpp pompe ya fa nekk ak ñaari pompe yi ñu dolli ak tuyau bu bees ba déjà rek gis ngeen liggéey ba muy def bu màggal gi comme passé na dañuy tegaat beneen conduite encore bu boobaa suul yëpp nag mu nekkat yeneen tuyau yu bees ak yeneen pompe yoo xam ne ñooy gaaw génn ndox mi yóbbu ko Daaru Rahman bu ndox bi gaawee dem rek comme ban bi dañ na léegi ndox mu leer mooy dem bu ndox bi gaawee dem rek yaakaar naa ne Touba inondation yi dina wàññeeku bu baax a baax te loolu 4 milliards la ci gouvernement bi def 1 milliard yi génn na waaye première conduite bi itam dem nañ ba man ñu réceptionné ko muy liggéey fi mu nekk nii kon boo ko dëgg yàlla sëriñ bi ñu ngi koy gërëm ci turu borom réew mi ci turu gouvernement bi sëñ Mountakha Bassirou Mbacké ñu ngi koy gërëm bu baax lii mu defal askan wi ñu ngi ko ciy gërëm te xam ne gouvernement bi itam mu ngi ñëw ndax Ndeye Saly Diop Dieng joxe ne 7 tonnes de riz déjà loolu bëgg nañ xool ñi nga xam ne ñoo gën a loru ci mbënn mi waa Kër Ñang yi nga xam ne bassin bu ba débordé ñoom la jëkkalaal ñun déjà ñooñu la ñu xalaat pour jox leen 7 tonnes de riz mu ngi fi déjà 7 tonnes de riz le fonds de solidarité nationale déjà ñu ngi def enquête ci dëkk bi ci Touba fonds de solidarité nationale jox lañ seen agent yi ay tablettes ñu ngi dugg ci quartier yi di recenser te loolu bu ñu paree recensement bi gouvernement bi dina leen jàppale ñi nga xam ne encore ñoo nekk ci mënd bi waaye liggéeyu administration noonu la foofu ñu am ay yoon am fuñ ko jaarale te ñooñu seen intervention mooy gën a yaatu ndax fonds de solidarité nationale day joxe entre 100 000 et 200 000 mais ñu ngi ci déjà agent yëpp tasaaroo nañ ci biir dëkk bi yor seen ay tablettes di recenser ñi nga xam ne dañoo loru ci mënd mi kon boog gouvernement bi ñëw na waaye mu ngi gën a ñëw pour jàppale population yi nga xam ne dem nañ ci mbër mi jàppale la nag du indemnisation du réparation mais jàppale la mooy moom li xalif bi def jàppale la donc yaakaar naa ne loolu daal laa ci mën a wax di leen gërëm bu baax di leen sant wasalaam. li nga xam ne moo ñu fi dajale tey mooy xalif général des mourides bi nga xamee ne mbënn mi am na nit ñi ami jafe-jafe ci seen kër yi rawatina li mu njëkk Kër Ñang ak Ndaamaato ak Ngelemu ak Ngiraneen ak yeneen quartier yi mën na fukki village ak juróom-benn di ñeen fukki quartier yoo xam ne fenn fu ci nekk am na fa ñu am ay jafe-jafe bi mu ko comme ni ma ko waxee woon ci déclaration yu njëkk yi ma doon wax sëriñ bi yitteem yëpp mooy askan wi nekk ci jàmm bi mu ko yëgee it li mu def mu da yëkkati as xaalis yëkkati woon na juróom fukki million joxe ko waaye bi mu ko joxee gouverneur de la région ci mu teg ko ci loxol Youssou Diop Hizbut Tarqiyyah yi ñu xool ko bi ñu nappee leeral ko Cheikh Bass porte parole bi ne ko bi ñu ko xoolee de li nga xam ne am nañ jafe-jafe ci nit ñi mën na 2 junniy nit ak juróomi téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñett yoo xam ne ay borom kër lañ yu am jafe-jafe ci biir loolu Cheikh Bass dem waxtaan ak moom mu dolli waat xaalis bi dolli ci xaalis dolli ci ceeb loolu nag moo waral tey góor teg ko ci loxol gouverneur teg ko ci loxol Hizbut Tarqiyyah yi Youssou Diop mi nga xam ak ñi mu àndal ñu tey ñu def recensement bi mu laajoon nag xool ñan ñoo am jafe-jafe loolu nag bi mu ko defee ma ànd ak sous-préfet ci ndigalal gouverneur ak préfet xool quartier yi jox leen li nga xam ne ay moyens la yoo xam ne dañoo mën a dem ci quartier yi waxtaan ak chef de village yi ak chef de quartier yi ak waa quartier bi xam ñi nga xam ne ñoo fi ami jafe-jafe ñoom ñoo recensé quartier bu nekk ba xam ne ñii ñoo fa am jafe-jafe bi ñu boolee quartier yëpp nag muy 2 junniy nit ak juróomi téeméer ak ñaar fukki nit ak juróom-ñett ñoo am jafe-jafe bi ñu boolee loolu nag xool li leen sëñ bi jox ñu seet ko kenn ku ci nekk war cee am 40 000 francs ak saako ceeb loolu moo waral daje bi
gouverneur nag ñëwoon tey fii ci sous-préfecture ak préfet de Mbacké ak maire ak Hizbut Tarqiyyah yi ñu ànd war koo tàmbalee jox ñi nga xam ne ñoo ko moom loolu moo waraloon jotaay bi. waaw loolu mooy recensement bi ñu ñëwee war koo xool fan la ak ñan a ko yeew loolu la commune bi laa jël en charge de jox leen moyens yi nga xam ne mooy def loolu yëpp looloo leen permettre ñu am document boo xam ne ànd ko ak chef de quartier ak chef de village yi ak action yëpp maanaam ñoo moo leen permettre ñu xam ñan ñoo am jafe-jafe ak fan lañ ko amee ak ñu mu doon ak nombre bi loolu mooy liggéey bi dañu mën a noppi nag te santuñu bu baax a baax ñi nga xam ne ba mbënd mi amee ba nëgë ni ñoom ñoo ko ànd muy xale ak association yi nga xam ne ñoo njëkk nekk ci quartier yooyu te bi mbir mi amee ma leeral ko sëñ bi woo leen fii sous-préfecture ànd ak ñoom ñuy liggéey sapeur pompier aussi kenn mënul wax te tuddoo leen ndax aussi ñoom ñoo ànd ak association yi nekk ci quartier yi ak chef de quartier ak délégué de quartier yi ak gouverneur ak préfet ak sous-préfet ak mboolem ñi nga xam ne ay bonne volonté la ñu àndoon ci liggéey bi ñoo ànd di jàppale nit ñi sinistres yi ci seen biir kër yi ndax biir kër dafa sensible moo taxoon biñ ñëwee ñu jël ñooñu xale yi nga xam ne ñoo dëkk ci koñ bi ñoo ànd bi am na foo xam ne autorité mënu fa àgg am na foo xam ne gan mënu fa àgg waaye am na foo xam ne waa ñi dëkk ci quartier bi war nañoo mën a ànd ak waa quartier bi def kon faw ñu sant leen ci loolu sant gouverneur de la région ci taxawaayam ak préfet ak sous-préfet waaye sant ministère de l'intérieur mi nga xam ne bi lépp amee dafa bàyyi ñeenti fan ba xam situation bi mu ñëw ànd ko ak ñun booba ba nag ni tegguwu ci tànkam ba indi solution définitive bi nga xam ne moom la président indi muy 4 milliards ñu war a jël beneen ñaari conduite jële ko Kër Niang yóbbu ko Daaru Rahman loolu aussi faw ñu sant leen gërëm leen ci loolu ci état bi di ñaanal sëriñ bi aussi mu yàgg fi teer di leen wax rek la ma leen waxoon ci déclaration bu njëkk ba ñun li ñu fi mën a nekk mooy li xew ñu wax ko borom dëkk bi ak ñi jawrinam yi mu fi nekkal waaye wax ko état bi aussi jël li mu war a jël réaction état nag moo doonul lu mën a nekk lu gaaw a gaaw waaye depuis bi ñu leen ko waxee ba nëgg ni ñu ngi ci ay xalaat ñu ngi ci ay programme ñu ngi ci ay solution yoo xam ne yaakaar naa ne tey ñëpp war nañoo xam ne mi ngi ci ñi ciy jàmbaar loon ñu di leen remercier waaye ñu dese lu bari nag ñu dese lu baree bari ndax comme ni ma ko waxoon ci bi ñuy ubbi hôpital bi dëkk bi dafa rëy li mu laaj bari te ku nekk xam na ne changement climatique bi indi na ndox yoo xam ne du jamono toll na jamono Sénégal daawu ko am jamono nag bu soppi ko da ngay xool li nga xam ne mooy réalité yi li nga xam ne mooy solution nga adapté wu ca réalité yi xew donc ay bassin de rétention comme Darou Rahmane mënul ñàkk 4 bassins ci ñeenti wetti dëkk bi benn bu ci nekk am ko nga xam ne bu tawee fenn fu ci nekk dana sori jël yóbbu diggante Ndindi ak Touba Bogo jël yóbbu yoonu Touba Belel jël yóbbu yoonu ci sow bi booru Touba Fall ñeenti bassin yooyu moom mel na ni mënatul ñàkk bu ko defee nga séddale quartier yi quartier bu nekk ñetti quartier ñeenti quartier yu nekk mën a jóge ci biir corniche bi dem ci bassin boobu bu tànk loolu amul donc jafe-jafe bi du neex a dindi ndax ku nekk gis na Darou Rahmane dernier taw bi Darou Rahmane débordé na ba dagg tali bi donte état bi nag li mën lépp mi ngi koy def nit ñi yëpp ñu ngi koy li mën lépp ñu ngi koy def waaye nag solution bi nga xam ne mooy solution définitive bi mooy assainir corniche bi ak 30 bi génne ko ci ñeenti gox yi mu am ñeenti bassin de rétention ndox mi ñu mën ko répartir ci 4 bassins yi doo am jafe-jafe loolu aussi ñi ngi ci xaar état ñoom it ñi ngi ci di indi nañ fi seen i ingénieur ci di def ay xalaat di remercier aussi di leen xaaraat aussi ci lii gouverneur wax na ko léegi fonds solidarité mi ngi ñëw mi ngi def ay enquête ci dëkk bi gouverneur ko wax léegi nii ci jàppale waat nit ñi ñu ngi leen ci xaar ci loolu ñu jàppale askan wi ndax ku nekk xam na ne lii sëriñ bi jox na leen jàppale loo xam ne ab dund waaye ki nga xam ne ab lalam dafa yàqu wala ab matlaam dafa yàqu wala armoire am dafa yàqu loolu am na leneen loo xam ne yitte la boo xam ne loolu bu ñëwee dana leen mën a jàppale. boo leen bëggee am mboolem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV
da ngeen di bés fu ñu bind abonné bu leen fàtte bés fu ñu def cloche bi foo leen mën a ne ci àdduna bi ngir ngeen mën a am mboolem vidéo yi fi bàyyi ko